Seventrouf mbokk yi asalaamaaleykum yéen ñi taamu di seetaan seen émission bii di débat de la rue kon nin taamu di leen ko defee saa su nekk tey ñu ñëw fi nga xam ni mooy Bambilor nekk si quartier bi nga xam ni moom la ñuy wax Ndiassane Bambilor nar fee waxtaane ak benn thème bu am solo ak suñu invité yi ngeen gis si plateau bi mais bala ñu leen a présenté thème bi dañ leen di jox kàddu gi bu ko defee ñu nuyoog askan wi nga xam ni ñoo leen seetaan bu ko defee ñu mën a commencé waxtaan wi ki nekk si suñ côté ndeyjoor mi ngi tudd Moustapha Mboup nekk fi nga xam ne si ni mooy Bambilor nekk acteur de développement suñ côté càmmoñ ñu ngi fi am Moustapha Seck nekk aussi moom commerçant dëkk fi nga xam ni mooy Médina Ndiassane Bambilor du moins léegi sans plus tarder dañuy jox Moustapha mu nuyoog askan wi koy seetaan bu ko defee ñu mën a commencé émission bi. man la Mboup Maodo Moustapha dëkk cité comico Bambilor comme ni nga ko waxee nekk acteur de développement maa ngi lay nuyu di nuyu sama naataangoo bi Moustapha Seck. merci Moustapha bisimilah nuyu askan wi lay seetaan. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokki téléspectateurs. bon Moustapha Seck comme ni ko waxee sànq nekk coordinateur Pastef commune Bambilor. en même temps coordinateur Yewwi. dëkk fii ci kër suuf Bambilor Bambilor. di nuyu ñi ñu seqal émission bi yëpp. muy Cheikh Bamba ak Moustapha Mboup. di rafetlu jotaay bi ak yeneen jotaay yu nu mel quoi. di wax bisimilah ñu ngi dalal jàmm ci Bambilor incha allah. voilà jërëjëf mbokk yi comme ni ngeen ko xamee rek actualité bi jàll récemment ñëpp xam ko muy wàllu falum goxaadi kenn ku nekk fal nga ki nga xam ni moo nekk sa maire. léegi si loolu ci lan amal benn thème boo xam ni dañ koo indi fii nga xam ni mooy Bambilor war see waxtaan ak ñoom ndax bërki démboo njaay rek lan tàbb li nga xam ni mooy seen maire. résultat yi mën nañu démb leen ko joxe kenn ku ne xam na tey commune bi kan moo ko gagné léegi kon dañuy présenter thème bi muy les attentes de la population de Bambilor envers leur nouveau maire maanaam askan wi lan la ñu xaar ci maire bu bees bi nga xam ni fal nañ ko au niveau de Bambilor loolu moo nekk thème bi pour askan wi ñu xam lan lañ nar a waxtaane tey première question bi nga xam ni moom la ñu war a laaj ñu ngi koy laaj ci Serigne Moustapha nekk fii suñu côté ndeyjoor maanaam ban impression la am ci li nga xam ni mooy élection yi cette année ci ak ni mu demee au niveau de Bambilor. waaw jërëjëf. merci. di wax rek ne élection yi dans l'ensemble. ñu ngi déroulé wu. alhamdulilah jot na am ci jàmm. candidat yi nga xam ne moom ko nekkoon. waroon jongante ci wàllu élection locale ñoom ñëpp nañu jot nañu campagne comme ni ko waree def. waxtaan ak population jéem leen convaincre. et yàlla dogaloon na le maire sortant muy honorable député Bongo population Tababat deuxième mandat. donc daal ci gàttal alhamdulilah. voilà loolu rek la ñuy laaj tamit Moustapha mooy ban impression la ci am par rapport ak affaire yi ni mu demee. waaw salaamaaleykum beneen yoon waaw laaj bi de am na solo lool ak waxtu yu ñëwee. mu nekk loo xam ne jamono ju jafe lañ jaar. ba yegg si fi ñu yegg si. waaye du ma profité dinaa profité ci la gaaw remercier suñu maire. Soumarou Di Sow. en même temps di féliciter maire Ngagne Diop bi nga xam ne moom la yàlla jox ndam ci li passé. ak lu mën a xew rek moo fi toogaat. te ñun dañuy jàpp ne. ku toog Bambilor suñu borom moo dogal ci war a toog mais askan ñoo la tabb ak lu mën a xew rek falu na. mu des nag li jote jàll nga xam ne ñu li ñu waroon li def nañ ko mën naa ne. mooy bi ñu waree tànn candidat tànn nañ candidat bi ñu jàpp ne moo gën Bambilor. aussi yàlla dimbale ko mu am parcours am discours bu baax. am yaakaar bu ñu amoon ci moom ba tànn ko. ci campagne jot a dugg nañ ci askan wi campagne ak ñoom. jàlle suñu message wax ak ñun fi ñu war a wax ak ñëpp. bi résultat yi ñëwee tamit vraiment résultat yi ñëwee tamit dañuy nangu ne Ngagne Diop moo gagné. mu des nag bañ koy fal premier mandat. lañ digoon ak moom di ko ca xaar ci loolu lañ koy xaaral ci deuxième mandat. muy réalisation ak programme boo xam ne nit ñi. ci lañ koy xaar daal. pour mu yeggalee Bambilor ci kanam. kanam gu yàgg nañ ko mais gisuñu Bambilor ci kanam ba léegi ci gannaaw la nekk. alors que Bambilor moo waroon a pare communes yi nekk fii yëpp dans la région de Dakar. mën naa ne dafa am lépp ñàkk lépp. loolu nag lu jar a leeral la. am lépp ñàkk lépp mooy lépp lu war a mën a développé Bambilor muy Bambilor. mais Bambilor sare développement. léegi ngañ dañ koy waat ci développement Bambilor boobu. moo tax waat ci ñu war a taxaw incha allahu taala loolu daal la ñuy profité di ko waxaat. maanaam élection yi jàll na jeex na comme ni nga ko waxee Ngagne Diop moo nekk maire fi nga xam ne mooy Bambilor maanaam lan ngeen a xaar ci moom yéen population bi nga xam ne yéen a nekk au niveau de Bambilor dëkk fi lan ngeen a xaar ci moom loo xam ne war na koo def au niveau de Bambilor. waaw xam nga maire moom. de fonction mission la. da nga koy commencé ci mu jeexee fii.
te maire dafa nekkoon ne mbindaanu askan wi la maire ñi Sénégal yu bëri jàppee erreur la bu rëy maire du ko xam ne dafa jiite askan wi moom la mais mbindaan askan wi la parce que dañ koo fal jox ko suñu alal jox ko suñu moyen jox ko lépp ne ko dañoo bëgg nga liggéey ñu lii ak lii kon maire boobu bu ñu ko falee ngir loolu moom fépp jafe-jafe am ci commune bi war naa xam ak village ba ci kër yi sax war naa jafe-jafe ñu am bu ko xamee ne war naa xool nan lay fexe ba saafara jafe-jafe yooyu moo tax damay wax ne maanaam pour nga nekk candidat dafay laaj ñeenti mbir wala ñett maanaam war nga am parcours mais war nga am discours mais war nga am programme bu baax pour mën a jàll ci loolu bu loolu jàllee nag am te parcours am discours am programme bu baax li des nag mooy nga jas askan wax ak ñoom ni nga war a wax ak ñoom kon su fekkee ngañ tabaar nañ ko tey mu nekkaan maire de Bambilor ak jafe-jafe askan bi jàmbar bërki démb ak démb ñu tabaar ko ci anam bu mel nii kon damaa jàpp aw sas la ci moom aw yan la ci moom bu diis boo xam ne war naa fexe rendre compte commune de Bambilor ni mu koy defee nag mooy dañuy xaar ci moom parce que Bambilor bàyyi xel ñetti mbir mu ngi ñuy xaar sañ mooy Bambilor bis bi dafa wàññeeku bu nekkoon ci 1 milliard 800 wala 400 yu teg tey mu wàññeeku bi ci ay 800 et quelques millions kon bis bi wàññeeku na suuf si ñu yaakaaroon pour Bambilor tamit suuf si wàññeeku na alors que population bi tam mu ngi yokk kon yoraat Bambilor tey du doon lu yomb kon ku ko nar a yor ëllëg foog nga créer li naan partenariat ci biir pour mën a liggéey Bambilor parce que suuf si wàññeeku na population bi yokku na bis bi wàññeeku na kon ku am expérience dëgg pare pour liggéey mooy dox laa dëgg loolu nag ñu ngi ko ci woo mu xool nan lay taaleel loxoom ci biti ba mën a liggéeyaat dëgg voilà Moustapha yow bala ma laa laaj ko question boobu rek dama lay wax lan moo taxaat ngeen tabaat ki nga xam ne mooy Moustapha Diop ndax il paraît que information yi jot moo nekkoon maire moo ñëwaat nekkaat maire lan moo indi xalaat boobu damay naan ndokk sax bi nga xamante ne c'est un renouvellement c'est-à-dire population yi dañ ko feddali seen kóllëre dañ ko delloo seen confiance parce que bu fekkoon ne koo xamante ne liggéeyul il n'a pas fait de réalisation il n'a pas un bon projet maanaam amul projet de société bu baax kon gëm naa ne kon population yi duñ ko féddali seen kóllëre duñ ko renouveler seen confiance parce que bul fàtte ne da doon jàkkaarloo ay adversaires yoo xamante ne pour la plupart ils ont cheminé ensemble maanaam ñoo nekkoon depuis la communauté rurale de Sangalkam muy Moussa Diop ak Omar Gueye Junior qui est venu soutenir Moussa Diop ñëw dooleel ko aussi am na Mouhamadou Dafa bu Wallu ak waa Yewwi Askan Wi ci la personne de Ousmane Gouye donc muy ay personnes d'expérience ñoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci naka la ñuy gérer une commune mais teewul moom il a su convaincre maanaam dafa population yi wax na wax boo xamante ne ñoom wóolu nañ ko liggéey bi mu jot a def mu néew mu bëri gis nañ ci seen bopp ba tax ñu mën ko renouveler seen confiance sànq maa ngi dégg ci Moustapha Seck Sonko sama naataango bi muy wax naan budget bi dafa nekk budget boo xamante ne dafa jugee 1 milliard 600 1 milliard 400 ñëwaat ba ci ay 800 millions loolu li ko waral c'est arrivé avec le nouveau découpage quel que soit le montant du budget maanaam du loo xamante ne tey nii montant boobu ñu tudd noonu doy la pour mën a liggéey commune bu toll nii parce que commune bi création bi yàggul la commune a été créée en 2011 par la communalisation intégrale bi ñu weesoo loolu 2014 ñu fal seen premier maire diggante 2014 ak fi ñu ko toll nii 2022 dëkk bi dafa màgg benn màggaay bu jéggi dayo man maa ngi fi ñëw en 2015 donc yàgguma fi lool mais j'ai pu constater maanaam gisal naa sama bopp ci samay bët lu leer nañ li dëkk bi yokkoo maanaam en population parce que nit yi dañ ñëw en masse sonkandoo dëkk bi parce que c'est la seule réserve frontière de la région de Dakar lu bokkut ak loolu l'urbanisation et une urbanisation galopante mooy dëkkuwaay yi dafa yokku de façon extraordinaire donc loolu fekk si benn budget boo xamante ne même bu doon 1 milliard 500 budget boobu war a maanaam attan fonctionnement mairie bi te fonctionnement mairie mooy part personnelu mairie bi les dépenses de fonctionnement carburant dugg na ci yeneen ak yeneen boole aussi ay personnel bi ba pare di joxe ay bourses sociales di joxe ay aide familiale di jox des bourses aux étudiants
quelle part du budget reste à l'investissement? Et vous leen fàttali ne ba muy jël Bambilor en 2014 te Bambilor 23 villages la woon donc fu nekk nga war fa des tuuti pour que mu mën a feeñ. C'est comme par exemple tu dirais une goutte d'eau dans la mer. Donc ñu xam ne en plus des compétences transférées parce que compétences transférées du rek ay kii ni ñu koy wax tey si ñu ko mën a wax ci wolof mooy maanaam ay sas wala ay warugar yoo xamante ne dañ koy teg sa loxo déedéet dafa war a ànd ak ay mesures d'accompagnement, des moyens matériels, des moyens financiers qui peuvent permettre au maire d'exercer comment dire sa politique de développement et pouvoir faire des réalisations. ngeen nekkal fi askan wi est-ce que kii di Ngagne Diop moom def na loo xam ni jar na tey askan wi tabaat ko fi nga xam ne moo nekk Bambilor? La réponse mooy rek li xew ci élection yi. ñu bu fekkoon ne tey nii amuñu loo xamante ne war nañ ko mën a wóoloo ba tabaat ko defaat ko maire kon population dañ koy sanctionné. li wër Bambilor dans tout le département de Rufisque. moom mooy le seul maire Benno Bokk Yaakaar bu conservé mandat am. dëkkandoom bi nga xamante ne moo nekk Sangalkam qui dispose de tous les moyens. c'est un ministre d'État c'est le coordonnateur départemental du Benno Bokk Yaakaar. Yewwi Askan bi def ko fa gagné bu métti. donc moom bu population yi demee ba renouveler ko seen confiance. c'est parce que def na fi lu fees seen bët. loo xamante ne tax nañu wóolu ko benn dañ koy dénk beneen mandat. voilà Moustapha Seck yow it nga nekk ki nga xam ne doon nga opposé ak ki nga xam ni mooy Ngagne Diop yàlla dogal tey askan wi tabaat ko yow lan ngay wax askan wi nga xam ne ñoo choisir mu Ngagne Diop. sama frère Moustapha dina ma baal nag. combat bi man moo ko bokkoon démb ak barki démb. xëy na ci dara ñu ne ma wala ñëw ànd nga ñun xam nañ bu baax ci loolu. na ma baal ci loolu quoi. parce que li ñu doon débattre démb di koy xëy démb ak barki démb. koo dara ñu ne ma wala ànd ak moom. Omar gi bi mu wax mu àndoon nag moom. daa gis lu ko convaincre dem wala de. ko convaincre c'est-à-dire frustration la am rek. waaw li naan mer ak sa waaye ànd ak sa noonu quoi. mer ak sa ànd ak sa noonu. dama baal foofu léegi damay profité foofu mooy. yàlla moo ma tiim. yàlla moo ma tiim mooy. dëgg la waaw maanaam li fi nekk bu fekkoon bilan la ñu xool pour placo dañu ko fal mais nag man Bambilor la jox toor bi quoi maanaam su fekkee jàpp problème inondation Bambilor ba tey fii ndoxu la tiim ni gis nga ko sa gannaaw ndax bi taw bi arrêté yàgg na Bambilor bu dee marché central ba amu fi bu dee dispensaire ba amu fi bu dee téléphone ba amu fi Bambilor amul lenn lu baax bu dee foyer bu baax amu fi déjà quoi ngañ bi dañ ko layoon bilan amul bilan bu mu joxe léegi nag pour mu faluwaat ma wax la ay mbir yu bëri yi tax mu faluwaat bokk na ci yi ma bëgg a tudd nga bàyyi ci xel bu baax mooy fexe ba utal ay carte d'identité ñoo xam ne danañ doon màggat ba retraité ba moo ba dañ leen di raam seen kër ñu teg ci ay oto ñuy dem di wote ji moom fexe na ba mën ak loolu fexe na ba dig ay nit terrain fexe na ba dig ay tonu ciment ay nit li may wax damal njaxaraat për damal sunc même chose damal jag saaw man maa fa demal sama bopp bañ na subal élection yi fekkee ay nit ñi seedoo xaalis bañ bëgg a dal suñu kaw kon du ma ko sol moom mukk ci àdduna te araam na mooy sol doomu aadama kon ngañ pour mu falawaat dafa yëkkati xaalis bu bëri jox ko askan yi ci suur élection yi sax même chose yebal ay nit oto porte à porte kër ak kër ñu yebal ay nit di leen dugal ci oto di leen jox ay 5 000 ak 10 000 ñuy woote damal fi mu ne nii waaye mbaam ci suur élection yi da ngay woote pare génn ñi dama nga jël sa ndawal te ndawal gi mooy 10 000 francs ñu fa teg di la ko jox kon lan moo ko falaat moo tax ma ne tool bi askan Bambilor laa ko jox mais su doon bilan rek la ñu xool pour fal Ngagne Diop dañu ko fal quoi kon ngañ amul bilan te jàpp naa maire sortant li war a teg mooy bilan la war a teg bu dee opposant bi dafa war a teg programme am bu leer pour war a mën a jàll alors que Moustapha mii moom inondation bi dund na ko à cité commune bi kon xam ne li may wax bu baax a baax kon jafe-jafe yi mu wax loo xool teg ci sa bët la loolu laal teg ci sa loxo mën a dox ci sa tànk di ci jógi di dem kon Bambilor te man damaa jàppoon ne Bambilor na ngañ fal nañ ko de mais dañu rëcc waat nag man marché central Bambilor lay liggéeyee année bii passé marché bi dañ koo ñàkk ñun ñëpp tey seen kër lañ dem te ñoom ci falaan ngañ ci lañ bokk kon nag nit li olof naan mag lu mu nangoo yéen teg ko dagan na kon ñoo ko nangu lépp luñ ci góobee nañ ko gar rak mais ñu li ñuy wax Ngagne Diop nit ñi ko falaat dee moom ak nuñ ko mën a falee am nañ ci moom yaakaar ñoom waaye bilan moom nekk fi moom vraiment quoi bilan bu baax Moustapha bilan bu positif nekk fi lépp dafa négatif. nga wax wàllu bilan est-ce que yéen bi ngeen doon proposé ak moom amoon ngeen benn programme boo xam ni waroon ngeen ko askan ndax bu dee askan wi ñoo bëggoon changement kon yaakaar naa ni bu leen kii fi nekk maire wanutoon loo xamante ne si ni luñ mën a teg loxo la kon amaana du nekkaat li nga xam ne mooy maire fii ci Bambilor. alhamdulilah laaj bi dafa am solo lool dama laa wax sànq ci bi ñuy débuté wax dama ne dafa am solo ci nit ki politique mu am programme am discours am parcours programme bi ñu amoon dafa nekkoon programme boo xam ne ñun damuñ copier biir collé
wala dem ci Twitter wala Facebook wala YouTube di bricoler dañoo wàcc village par village quartier par quartier xam askan wi seen jafe-jafe ak neuf compétences transférées ci loolu lañ liggéey moo tax ñun dañoo diagnostiquer problème commune bi yëpp ba xam ko benn par benn ba mu yegg ñu bind ci mu nekk programme kon tey bu yàlla defoon ñu fal tey Bambilor yaakaar naa seen jafe-jafe yu bëri mën naa saafara dama ne lépp nag bu dee njàng mi xamoon ne ko bu dee wàllu santé xamoon ne bañ nañ ko ba ci santé dañoo bëggoon bépp village am dispensaire bu moderne ba pare am ambulance bu baax bu dee Bambilor ñu fexoon ba mu am hôpital bu dëppoo ak jamono programme ne centre commercial bu mucc ayib li am solo ci bilan bi ci programme tam mën koo wax sax mooy dañoo bëggoon def benn plateforme boo xamante ni day nekk Bambilor lépp lu Bambilor commune bi am ñu xam ko ba pare mën ci teg suñu loxo programme boobu dañ ko am muy plateforme boo xam ne nii da ngay tapé sa portable wala sa ordinateur xam ne Bambilor lii moo fi dugg ay tey lii moo fi génn tey ku def demande sax moo xam da ngaa def demande ci social am nga wala amoo moo xam da ngaa déposé délibération wala acte de vente jàll na wala jàllut moo xam da ngaa def benn dem ci état civil bi def benn demande boo def sax ndax jàll na wala jàll loolu dañoo bëggoon Bambilor tegu ci loxo yoo xam ne loxo yu leer na ëllëg nga xam ne ñun ñooy bokkandoo di doxalandoo di xam li faju ak li fajul ëllëg. voilà jërëjëf mbokk yi comme ni ngeen ko xamee rek yéen a ngi ci seen émission bii di débat de la rue ba tey ñu am thème bu am solo boo xamante ne bi élection yi jàlle lañ ko amal fii ci Bambilor ñu doon waxtaanee li nga xam ne moom la askan wi xaar ci politiciens yi léegi tey ci seen maire bi nga jéggoo ci maire bi nga xam ne tabb nañ ko fii ci Bambilor tey ñu toggal ko ki nga xam ne mooy Moustapha Mboup moom nekkoon na ki nga xam ne moo fi nekk maire tey léegi li ñu ko bëggoon laaj maanaam est-ce que am na programme boo xam ne teg ngeen ko ngir askan wi leen a xaar ñu am loo xam ne duñ koy ci li ngeen fale woon comme ni ko sa naataango bi waxee. waaw jërëjëf wax na lu am solo et damay jàpp ne rek xëy na ñoom en tant que man acteur de développement mais aussi en tant que membre de la société civile parce que noonu laa mën a tuddee sama bopp parce que je fais partie d'un mouvement de la société civile bu tudd ànd defar Bambilor donc ñoom ñëpp ñi effectivement dalal naa leen laata ñuy jublu élection muy waa Yewwi Askan bi Pastef sax laa mën a wax parce que boobu coalition bi taxawaguloon ak seen leader dalal naa Oumar Gueye Junior dalal naa Mouhamadou Danfakha dalal naa Daouda Diong dalal naa Mamadou Diagne ñooñu ñëpp ñu waxtaan pour rek xool maanaam naka la ñu mën a ànd ak ñoom wala naka lañ leen mën a xelalee ci loo xamante ne tey bu ko waa dëkk bi yëpp toogee waxtaanoo pencoo dinañu génnee benn tënk wala benn xalaat boo xamante ne pour mën a xam naka la ñuy développer dëkk bi naka la ñu mën a taxawoo soxla askan wi ñi ma jotul dalal nag mooy kii nu mu tuddati Mamadou Moussala Diop moom également il était candidat à la mairie finalement moom kii il est arrivé deuxième dalaluma ko mais xamante nañu bu yàgg dañuy waxtaan dañuy échanger ci politique maire aussi tam on a eu occasion à échanger à plusieurs reprises mais ñoom ñëpp bi ma dalalee aussi tam ba toog ba def sama analyse après finalement mon choix s'est porté sur le maire sortant donc loolu par rapport ak li mu doon wax léegi non du question ñàkk yaakaar sax quoi parce que itam tey nii ku nekk nga bëgg di dagaan benn poste bu toll ni comme par exemple mairie responsabilité bu rëy la te booy jël di dénk sa baat ni day fekk itam mu yor les garanties nécessaires maanaam motal lépp li nga xamante ne tey yow loolu day tax boo jëlee sa yaakaar wékk ko ci kooku war a mën a mottali sa yéene ba du tas sa yaakaar loolu moo tax bi ñu waxtaan ak maire ñu am confiance ne war nañ ko mën a renouveler le mandat parce qu'il est sur le terrain depuis déjà plusieurs années qu'il le maîtrise maanaam min na nit yi min na seen mentalité min na seen xalaat xam na waa dëkk bi bu baax a baax te mënee na ak ñoom mën na def ak ñoom loolu moo tax ñu et puis en plus bu dul loolu sax mooy ses réalisations li mu jot a def te sama naataango Moustapha Seck ne maire bi amul bilan ci dëkk boo xamante ne wax naa la 2011 lañ ko créé commune bu bees tàq la bi muy ñëw ñuy sanc commune bi tey boo ñëwee village de Bambilor école benn nekk ci biir moo fi amoon école 2 bi nii yaagul trop yooyu il faut compter ça à l'actif du maire ñun fi ñu nekk annexe bi nekk de Bambilor actuellement il y a 5 classes et 5 classes yooyu maire moo ko fa tabax nee na poste de santé amu fi poste de santé bi effectivement mi ngi fii ci marché bi boobu kii la woon nu mu tuddati une maternité ñu amélioré ko maanaam moo ko
defaraat yeesalaat ko et aussi ak état civil bu bees beeg yooyu yëpp. Donc li ñu mën a wax ak y a le marché de Bambilor qu'il a construit et des marchés dans d'autres villages de la commune. Bu leen fàtte ne am na ci bilan am loo xamante ne léegi mu ngi ci wàllu commune bi nga xamante ne dañ ko dagg génnee ko voilà. Donc dafa am loo xamante ne ci commune bi ci bilan am dañ ko dagg boole ko découpage bi taf ko ci beneen commune bi muy Sangalkam. Donc ay réalisation am na man xam la lay gëm mu ne ma dafa doyul comme lu ma la wax yow ñaata nit ñooy toxu si par weer ñaata nit ñooy toxu si par at di ñëw di song Bambilor ndax fii rek moo des réserve foncière dans la région de Dakar ak nu budget commune bi toll ak lu yéene maire bi toll su fekkee ne y a pas les concours de l'État maanaam tous les ministères concernés ñëwuñu dugal seen loxo jàpp ci liggéey bi parce que compétence transférée moom laa la wax sànq ca njalbeen ba ne ay kii la maanaam ay sañ-sañ yu la maire yu la état bi di jox ah boole ko ak ay moyens léegi moyens yooyu bu fekkee ne yow doyul yow ñu bëgg la wax ne de faire de la magie maanaam nga def un miracle ñu ngi lay bëgg a liggéey loo buskat voilà ndax def na 7 ans non 2014 lañ ko élire la commune a été créée en 2011 donc 2014 lañ ko fi teg bon avec Covid yaakaar naa moo tax ñu repoussé woon élection yi jusqu'en 2022 mais normalement le mandat du maire 5 ans la bu jeexalee renouvelé voilà léegi son programme gis nga tey effectivement lui il a un programme mais le meilleur programme c'est d'être à l'écoute des populations maanaam di déglu askan bi di déglu seen xalaat di ko taataan di xam seen ay bëgg-bëgg di xam seen ay jafe-jafe mën ci taxaw bis bu nekk xam nga le maire que nous avons est un maire éminemment social parce que en dehors comme je t'ai dit de comment dire des réalisations yi mu jot a def ci biir commune bi li muy def ci social jaare ko ci aide familiale yi jaare ko ci bourse scolaire yi jaare ko également ci bourse familiale yi loolu dafa bëri te budget bu ndaw la ñu yor xam nga tey nii état bi am na lu muy woowee équité territoriale mais équité territoriale mënoo ko exercer ci commune boo maanaam fonds de dotation yi boo koy jox da ngay xool commune yoo xamante ne amaana ñoo yemoo dayo ci tolluwaay maanaam en superficie mais pas en démographie wala en urbanisation nga yemale seen fonds yi cër ku nekk nga jox ko lu tolloog sax morom nanga pour bañ a def ay différence mais ñun commune boo xamante ne ni muy màggee rare na commune yo ci biir Sénégal bu màggee rythme bi commune di Bambilor di màggee ngay naan da ngay appliquer équité territoriale ci kaw commune boobu man je demande au gouvernement et au président de la République de faire une discrimination positive en faveur de la commune de Bambilor parce que fii nit yi dañuy ñëw ak doole chaque jour dañuy toxu si chaque weer dañuy toxu si kër yi day yokku loolu bu fekkee ne yow da nga leen bëgg la yemale ak ña ca des rek déjà foofu faussé nga acte 3 bi ñuy wax naan tey nii mooy ay compétence ak ay moyens yu ñuy transfert. lan nga jàpp ne instant yi moo jàpp daar monsieur le maire bu toogee war na ko def waaw da ngay seetlu par exemple moom ñi mu investir ay conseils ci dëkk-dëkkaat yi dafa tabb ay jeunes dafa tabb ay jigéen parce que xam na ne jeunesse ak jigéen ñoom ñoo yor développement ñooy force kii boo mën a gis dëkk boo mën a gis wala gox-goxaat boo mën a gis seen ndaw ak seen jigéen ñooñu ñooy les principaux acteurs du développement local ndaw ñi li ñuy xaar c'est l'emploi mais nag il faut savoir que l'État ni la mairie n'est pas pourvoyeur d'emploi maanaam commune bi mënul jox kenn liggéey en tant que tel commune bi day créer ay situations yu favorables à l'investissement entreprise yi mën a ñëw installer recruter parmi les jeunes de la commune jox leen liggéey ça ba pare encourager li ñuy wax l'auto-entrepreneuriat ak l'auto-emploi ndaw ñi nga xamante ne jàng nañu wala am nañu formation ñu encadrer leen ba ñu mën am accès à des financements mën a créer seen ay propre liggéey mën a créer seen propre emploi loolu mooy programme au maire de Bambilor autonomiser les femmes
en les formant en les aidant à la formation ñu mën am accès à la formation en les orientant comme lu ma la wax nii nga jëm leen a tette ba teg leen ci yoon yoo xamante ne dinañu mën am ay financement créer seen propre emploi mën am ay revenus loolu mooy politique bi nga xamante ne maire actuel moom la nekk di liggéey ci biir commune de Bambilor. même loolu rek laay laaj tamit ndax yow it yaa ngi fi nekk ak askan wi donte àndoo leen woon sax mais la nga xam ne jàmp na loo xam ni moom ngeen koy xaar ci maire bi nga xam ne tabb nañ ko bees. xam naa li may mën a wax ci li gën a jàmp dégg naa may wax sànq problème mu marché mais marché central bu Bambilor boobu du marché quoi xam nga bu ñu naan marché nga am cantine te ju ubbi quoi mais marché ba marché lëjum la moom xam na li may wax bu baax a baax parce que bisul benn cantine ba fa nekkoon kon bu ñu naan marché central Bambilor amul marché central moom beneen bi marché bi fi mu nekk dafa nekk marché ba ne marché da ngay créer une marché boo xam ne ëllëg ku bëggal am table di nga teg table ku bëggalal jaay di nga bëggalal jaay ku bëgg a seres nga mën a seres oto quoi marché Bambilor ñëw sës rëkk marché bi mënul màgg ba pare en plus amul ay cantine ancien marché bi fi nekkoon dañu ko raye cantine ya fa nekkoon dañu koy ñàkk tey bu tawaatee ni année bi di ñëw dañuy ñàkk marché ancien marché bi te marché central bi nga xam ne moom la defaat tey amul cantine kon marché moom bu mu ko tudd Bambilor dégg naa sax ay dispensaire maam mi ko dem ak barki démb bu ñëwee dañuy xàmmee seen table ya fa nekkoon ñoom table yi ñu doon liggéey dañu xàmmee parce que li ñu xaar ci moom lu jàmp mooy moo ngi wax sànq ci wàllu enseignement damal par exemple bu Sunc C ak CP la ñu boole benn classe yaatu na biir mais jaadu na xam nga li bonte baaxul te du ko def sax su mais jaaduwul yaramu nañ bëgg ñu tam maire dañ ko jox moom amul bis Bambilor en 2012 Bambilor ngay wax na ko sànq ci làmmiñam kon bu ñu defee yokk population bi gën di yokk dëkk bi di yokk ba amuñu dispensaire amuñu hôpital amuñu assainissement xool li fii ñu nekk moom si de commune li koy xaar mooy dëkk bi war na fexe ba assainissement dëkk bi moom parce que li ëpp doole li sonal Bambilor tey mooy ndox bu yàlla ji tawee ñàkk nañ dëkk bi kon loolu war nañ ko waajal ba beneen bi mooy terrain de football tey amu ci dëkk bi terrain bu mën a football nawetaan amu fi waxu mën na ay championnat amu fi kon taxawal génération de foot mu ngi fii kon de mbeñ mi waroon na ubbiwaat bëtam xoolaat bu baax a baax a baax a baax a baax ci côté njàng mi moom man dama ne boobu bëgg nga des ginnaaw tey ci Bambilor tey xoolal damal fa mel ni waaye mbaam tey xale yi dañuy dem ba jàng mi arrêté seen njàng ndax lan problème de transport dañuy dox ba sonn dee saa quoi en même temps dañuy jàng ba caago duñu mën a dem daal di bàyyi non c'est normal ci suñu programme la bokkoon ñun même bu fekkee dafa am lu ñu def populaire am lu ñu def ñu wàññi fay gi wala ñu àngu ko après quoi même jàppale xale yi ci matériel scolaire yëpp dañu ci war a jàpp après quoi. est-ce que jotu tey ngeen dem toog waxtaan ak ñoom kam ka am nga programme rafet boo xam ne présenté woon ngeen ko askan wi. li ngeen bëggoon suñu borom dogalu ko est-ce que jotu tey ngeen dem toog waxtaan ak moom ci programme bi xam ne am ngeen ko ndax yéen a bokk Bambilor te askan wi tamit développement Bambilor rek moo leen yitteel. en tout cas ñun waa Yewwi Askan Wi ba tey dañuy continuer liggéey gi maire bi fi nekk ak comité scientifique bi nga xam ne moo yoroon programme di ci liggéey loolu comme Bambilor moo ñu tax a jóg dañu ciy liggéey ñun Bambilor moo ñu tax a jóg jóguñu pour suñu intérêt yi bopp comme ni ko maire bi Ousmane Rougui doon waxee quoi bu faloon tey lendemain day xëy liggéey kon intérêt Bam mooy tax bu ñu laajoo suñu xalaat wala même bu ñu laajoo sax dañ ko suñu man yàgg naa ko wax maire bi ne ko ancien Bambilor ancien marché central kaay nga def ko centre commercial mais pourtant marché bu def vide dara nekku fa instant depuis 1 an dara nekku fa mais animu ana amul ay bailleur ana amul bisse amul may bopp terrain yi muy maye di ko pasar yi mbër yi mu fal yaa ngi dégg yi muy jël terrain di leen ko may dégg naa moo wax sànq di wax ci problème mooy ñi nga xam ñoo ay conseil ma xam nga conseil yan la am mu ay jaaykatu suuf jaaykatu suuf ñoo doon jël ñi di leen jënd ci ay xaalis kon maire li koy xal ci Bambilor amul benn côté boo xam ne nga naan fii man baax na positif na dëgg la nag maire ko social la dañ koy wax mais ci lan la social ndax poosu bopp na wala poosu askan wi la li muy jox askan wi ko moom maire boo dama de ba heure bi ñu naan maire bi dafa yor lan ay 13 kër wala 14 kër yoo xam ne moo ko moom biir Bambilor ci maire boo xam ne nii maire ak simple député dong nga xel nangu na loolu. est-ce que maire kër yooyu noonu defu ko pour dugal ci enseignant wala loo xalaat. ban enseignant ana enseignant doo ko ñu jàngale Bambilor bu doon jàngale kan ñu xam leen lu tax xamuñu leen. non. loolu man mënu ma ko leeral parce que loo xamante ne moom il n'a pas de preuve de ce qu'il a ay titre foncier li ay dégg naa la quoi donc foofu man mënu ma fa tontu mais bëgg a leeral rek sànq da doon wax rapport ak au problème de canalisation wax na d'assainissement la tudd wax na également problème inondation nee na man si comico la dëkk gis naa inondation yi am mais moom il a parlé ci seen programme ne ils ont travaillé autour de 9 compétences transférées yaakaar naa inondation nekkul ci foofu bokku ci
la gestion des inondations n'est pas une compétence transférée kooku maire moom du liggéeyam mais maire mën na constater bu amee inondation bu mag a mag a mag il peut faire constater l'état de sinistre de sa commune mu wane ne sama commune dañu lott ci mën a régler problème mu ndox mi su ko defee mu aviser l'autorité administrative aviser qui de droit ñu mën a déclencher plan Orsec en faveur de la commune de Bambilor mais assainissement problème de gestion des inondations kooku ce n'est pas une compétence transférée assainissement comment dire l'entretien du réseau d'assainissement kooku ça incombe au maire l'entretien par exemple de la voirie de la commune incombe au maire mais le maire n'a pas de compétence de construire des routes ou bien de construire des canalisations parce que ñoom nañu réfléchir nañu bu baax a baax ci compétence transfert yi mais loolu bokk ci. voilà jërëjëf muy mel ni waxtu yi dañuy xaw a xooj te li ñu bëgg a kii xam naa dañuy jox ku si nekk rek mu wax ak askan wi ak li nga xam ni moom la ñuy xaar li nga xam ni moo fi nekk maire bu bees ak message bi nga xam ni moom la ñuy lancé population bi nga xam ni ñoo ko tabb ginnaaw tabb bi lan la ñuy xaar si moom waxtaan ngeen ko mais bi rek waxtaan bi xaw a doy waar waaye tamit am na solo ndax askan wi dinañ xam carrément ñoom li ñu def lan la ndax comme ni nga ko waxee yow yaa ngi bokkoon ci beneen camp bi moom mi ngi bokkoon ci beneen camp bi yàlla dogal ko muy yor li nga xam ne mooy commune bi mu wax lu am solo loo xam ne askan wi nekk biir Bambilor dégg nañ ko yow it nga am tontu yoo si teg kon dañ leen di bàyyi ak at yi ak bés yi ñëw ñu xool ba xam li nga xam ne mooy commune Bambilor li askan wi xaar ci maire bi fi nekk dinañ ko gis wala duñ ko gis loolu du nekk ñun ñoo ciy joxe réponse askan wi ko fal ñoom ñoo koy xaar ak ñi nga xam ne ñoo ko war a dugal rek dañ leen di jox rek ngeen wax seen kàddu ak yi ngeen tàggatoo ak askan wi nga xam ne ñoom leen seetaan bu ko defee ñu tëj waxtaan wi ci lu gàtt rek Moustapha yow leen di jox nga tàggatoo ak askan wi ci lu ab tënk rek ndax waxtu yi dañoo faj waaw damay tënk tinkiwaale nga baal ma damay tënk tinkiwaale ci lim tënkoon ci laay tënk tuuti rek dafa problème inondation Bambilor bu ñu amee problème inondation nga ñëw moo ñu ko teg Moustapha da loolu baax li ma lay wax bu dee yàgg nga Bambilor fii dafa amoon canalisation ndox bi doon jaar di jàll dina way ga tey way ga ñàkk nañ ko léegi waye mbaam lagrus xam nga dañ ñàkk ko tey dañ ci doon jëriñu mais ñàkk nañ ko parce que ndox mi damatul te ndox ma dafa créer Bambilor inondation tey kon pont yooyu ñu fat tey dañ ko waroon a fettar ci tey dindi ko ut fu yoon mi ndox jàll parce que Bambilor yoon ndox yëpp ku ne xam ne fi muy duggee quoi kon régler inondation baag lu yomb la parce que ñetti yoon rek lay jaar di jàll mooy boo dugg way gi fii nii marché central bu Bambilor bu ko mooy pont bi nga xam ne moo nekk ñaari Baye Fall kon rek la kon lu yomb la te problème bi fii ñu nekk cité communale cité akis ci tey ngañ moo ko joxe ci ayam la ko joxe après quoi lan moo tax ñi fi def ay cité yëpp benn amu ci assainissement en tant que cité bu tool nii war a dem fi bu ko def Baye Mbaam amul assainissement est-ce que maire bu compétent war na nangu loolu beneen bi li ma ci tàggatoo rek di ci yokk mooy di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci mandaam bi mu nekk te aussi dem comme fal nañ ko ne jël ñoo xam ne intérêt Bambilor moo ko tax a jóg bu mu xeeb xalaatu kenn na woo ñëpp liggéey ak ñoom di sàkko seen xalaat di ànd ñoom di liggéey même bu ñu ànd la moom gouverneur sax liggéey mu jël seen xalaat di ko jëfandikoo parce que nit ki ne ñàkk ànd na yow politique wala ñàkk ànd yow gañ itam du tee nga jël xalaatam te ñun par nañ ci loolu incha allah lépp lu ñu laaj te am ci xam-xam ñu jox ko ci moom mais nag pour gouverneur nañ ko bàyyi mu liggéey incha allah taala ñu nekk ca gannaaw bu baaxee ñu ne ko baax na bu baaxul ñu sànni ko xeer pour mu reculer ci li mu nekkoon incha allah jërëjëf waa di gërëmaat rek sama naataangoo Moustapha Seck Sonko di wax ne effectivement maire bi biñ ko falaatee itam dafa njëkk baalu ñëpp ak waaw parce que campagne itam léeg-léeg noonu lay demee xam nga di nga sànnante xeer ak sa morom ak yu demee noonu mais baalu na ñëpp ak ba pare wëlbatiku itam tàllalaat ñëpp loxo parce que fas yéene na liggéey ak ñëpp fas yéene na déglu xalaatu ñëpp parce que comme ni ko Moustapha Seck waxee mooy commune bi maire la ñu fal moom lañ ko dénk mais du moom les populations ku nekk jàpp ne yow sa loxo bu duggul ci liggéey bi rek yow du sotti donc ñun ñëpp ñoo ci war a góorgóorlu jàppale ko di remercier mouvement H24 nga xamante ne benn chef d'entreprise bu ñuy wax un opérateur économique un chef d'entreprise ku ñuy wax Sidi Diaw moo ko jiite man moom ci mouvement boobu laa bootu woon ànd ak moom liggéey pour la réélection du maire donc su ma ñëwee am occasion bu mel nii te remercier wu ma Sidi Diaw itam avec son mouvement itam day mel ni daal fayu ma naar ba xorom bi waa di gërëm population Médina Bambilor ak waa Cité Comico sama dëkkandoo yi ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm merci beaucoup monsieur Kane. waaw jërëjëf mbokk yi Sen Intro TV tey mu nekkoon seen émission débat de la rue ñu dikkoon doon ko amalee fi nga xam ni mooy Bambilor ak thème bu am solo boo xam ni ginnaaw bi élection yi jàllee dëkk bu si nekk am na looy xaar ki nga xam ni yaa ko fa tabb mu nekk la maire ngeen dégg ko ñu wax ko ci seen kàddu muy ay attentes yoo xam ne ñoom ñi koy xaar ci maire yu bees yi di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex ba lépp loo xam ne yéene nañ ko suñu borom kàttan nañu ko wan àggale ko. dañoo tàggoo ak yéen dañ leen wan li nga xam ni
mooy café Al Mountakha nga xam ne moo nekk première sponsor émission bi nga xam ne mooy débat de la rue café gi mi ngi nekk foofu nga xam ni mooy Dalifort ngeen koy gis ci numéro téléphone bi nii. ngeen gis numéro téléphone bi nii di affiché di nekk café gu neex goo xam ni képp koo xam ni yittewoo nga ko rek wala soxna nga ko mën ngaa woote ci numéro bi nga xam ni moo nekk ci affiche bi di wax sponsor yi nag ngeen ñëw yéen ñëpp 7truth TV tàll na leen seen loxo yombal la leen bépp activité boo xam ni yéen a ngi ci nekk di koy di def 7truth taxaw na pour jàppale leen wan ko askan wi nga xam ni soxla nañ ko kon xam naa ni foofu la ñuy tàggatoo ak yéen di leen jox dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf